gërëm nañu leen bu baax mbokk yi ci seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom tegu ci midi daleen ak jàmm ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës xayma ci tolluwaayu mbas mi cas grave yi maanaam kon ñi nekk ci sautage sérum lim di gën a yokk ndax ni ki tey ji ñeent fukk la ak juróom-ñaar ñi am yees woppi Covid 19 téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn nit moo ci ñàkk bakkanam ni ki tey ji lu toll nag ci ñaari junneeg juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar tëdd ci lalu hôpital yi ñuy toppatoo seen wàllu wér-gu-yaram xayma ci tolluwaayu mbas mi docteur Mamadou Ndiaye leen ci àndal ci leeral. ñaari junni logement di dëkkuwaay kon la ñu mën a xaar ca Ndar Géej jëwriñ gu ñu dénk wàllu tabax beeg ak sedd geeg salal gi di Abdou Karim Fofana moo ko daal di xamle moom nag ma nga woon ca dëkk ba ngir rek mën a xool kon fan lañ koy daal di sampee ñaari bërëb kon la ñu daal di jàpp ni mënees na ko fa dalloo lu ci mënti am moom nag loolee ne mu nga dugg ci programme état bu Sénégal jëm ci téeméeri junni kër mu sàlloo ko ci Sénégal wërngal këpp. yéeglekaay yi mooy laf làccu xabaaru njolloor si kon mbokk yi loolu moo gën a fës ci xër bu xabaar yi nees ki ñun ci faram fàcce gërëm nañu leen mbokk yi sant leen bu baax ci seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njolloor si dañ koy tàmbali duñu ko junjee ci ndorteel li ak tolluwaay mbas mii ci Sénégal ni ki tey kon jàpp leen ni limub ñi nekk ci sautage mu ngay gën di yokk ci réew mi rawatina kon mbas mii ci Sénégal ni ki tey lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaar ñu tëdd ci lalu hôpital yi nekk ci sautage bu ñu sukkandikoo ci xayma bi nga xam ne docteur El Hadj Mamadou Ndiaye def na ko ñi am yees woppi Covid 19 seen lim toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñaari junneeg juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari nit ñoo tëdd ci lalu hôpital yi kenn moo ñàkk ba kanam ni ki tey ci mbas mi ñoo ne ci leeral ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukki test yu ñu def téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo ciy cas contact mooy malade yi nga xam ne feebar bi dafa fi ñu ko jëlee mooy dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ciy cas communautaire mooy ñi nga xam ne fi ñu jëlee feebar bi dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu nag Mbao am na ci ñeent Kër Massar am ci ñett Géejawaay am ñaar Mbuur am ñaar Pikine am na ñaar Touba am na ñaar Bignona am na benn Dakar Plateau am na benn HLM Grand Médine am na benn Kanel am na benn Kaolack am na benn Kédougou am na benn Mbacké am na benn Njaxirat am na benn Yëmbal am na benn Tivaouane am na benn Ziguinchor am na benn juróom benn fukk ak ñaar ci malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ci service de réanimation yi benn malade ñàkk bakkanam ni ki démb alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi des ci hôpital ñu ngi am tan. docteur El Hadj Mamadou Ndiaye élection yi nag foofu ñu daal di ko xëcc ba atum 2022 Habib Sy moo ko daal di xamle moom mi nga xam ne kilifa la woon ci nguurub Abdoulaye Wade gi jàpp ne nag yooyu jongante bés bu ñu ko jàppee njiitu réew Macky Sall du ci bokk ndax jàpp na ni kon réew mi jafe-jafe yi mu nekk ku ko ci xaar moom Macky Sall di nga xaar ba xaddi Habib Sy doonoon ganub Alassane Samba Diop ñu teel wi kàddoom ci micro Adama Sarr. bu fekkee ne da ngay nekk homme politique da nga war di mën a jàng lii ñëw ëllëg du gisaani dara mais expérience moo la koy may ma ne comme loolu nag te moom bëgguñu réew mi daanu Sénégal jëye am fi te moom moo waxoon ci 2012 bu ñu ko falee ne dana wàññi mandat dana ci dindi ñaari at au lieu mu def juróom-ñaar at mu def juróomi at ma ne ko léegi jot na nag pour nga dimbali réew mi bu fekkoon dafa def juróomi at foofu def juróomi at bii parce que mandat bi moom jeexal na ko bii mooy dernier muy fukki at bu ñu demee ba 2022 dana fekk mu def fukki at te comme bu ñu defee fukki at yooyu moom mënatu la dem ministre mi mënatuñoo dem mu ne ay la yeewoon nag léegi Sénégal mandat la ma waxoon ci 2012 tey nag laa koy jëfee parce que bii mooy sama dernier mandat danaa may réew mi ñu def ay élection présidentielle boole ko élection député yi réew mi
amaat ñu bees ñoo xam ne dañuy gis gis yu bees mën koo suqali ngir li nga xam ne yaakaar nañ ko ne dana fi nekk ci musiba mu bañ fi am ak li nga xam ne yaakaar nañ ko mu nekk ci réew ñuy wër mu yëng musiba mu bañ ñoo wax. moom nag Habib Sy ay kàddoom waxi politicien bu perte la Benoît Sambou moo ko daal di xamle ndax jàpp na ni waxtu wi itee réew mi yëpp fenn la war a tënku mooy xeex mbas mi bu ko defee comme réew mi daal di mën a suqaliku ñu tawli kàddoom ba tey ci micro Adama Sarr. crise bi nag mën na nekk opportunité pour ñun président nekkoon nañu góorgóorlu ba nga xam ne pour relancer économie nañ fexe ba def autoconsommation c'est-à-dire ñun ñu fexe ba dépendance bi ñu amoon ci extérieur bi mu wàññeeku. donc ñu relancer suñuy PMI suñuy PME dans le cadre moom li nga xam ne moom la jàppoon promettre ko Sénégalais yi mooy fexe ba deuxième mandat bi mu nekk un mandat de relance ou en tout cas de mise en œuvre d'un programme donc d'industrialisation. donc ñu war a accompagner donc notre secteur artisanal accompagner les PME et les PMI ba nga xam ne ñun tey. si bu ñu créer condition autoconsommation rek créer nañ condition relance économique alors nañ teg benn plan de relance économique boo xam ne moom dina ko valider ci bés yi ñëw ak secteur privé bi ak acteurs donc yi nga xam ne ñëpp acteurs socio-économiques yi nekk ci dëkk bi je crois que loolu fa la ñuy xaar mbir bi dab nañu yëkkati na ci koom-koomu dëkk bi jàppale ñi gën a néew doole yi jàppale secteur économique yëpp léegi lu jot mooy ñu relancer. ginnaaw coowal suufal Ndingler coowal suuf jolli ca Sandiara maire ba di docteur Serigne Gueye Diop lañ ci jokkoor baaraamu tuuma lenn ci conseil municipal yi kon ñoo ne dafa jalgati li ñu ko dénk ba noppi caxat-caxatee suuf sa ba tax kon ñu koy jébaane ci kanamu àdduna wërngal këpp kenn ci ñoom ñi nga xam ne ba nga naqarlu yorin gi nax la tin le wuyoo ñu tawli kàddoom ci micro Aliou Kane. dañoo wax ne réew mi. fan yëpp nit ñaa ngi wax ci waxum mbirum suuf seetlu nañ ne njagañaaw bi nga xam ne mu ngi frontière yi ak Sandiara ay ministre de la république dem nañ fa di lijjanti problème mu Ndingler gaa problème mu Ndingler problème la mais dañoo foog ne yëf yi dafa am ku mu am ndey ak ku mu amul ndey balaa ngay dem njagañaaw Sandiara ngay jëkk a jot te li xew Sandiara moo gën a garaaw lu xew Ndingler li xew Sandiara mooy suñu maire day jaayee suuf hectare fukki million ba pare ñi nga xam ne ñooy béykat ya di leen dédommager maanaam di leen fay téeméeri junni 500 000 donc ñu seetlu ne ñun conseil municipal mosuñoo wote loolu comme ñun conseil municipal mosuñu ko wote xaalis boobu fan lay dugg parce que demul trésor public. kon donc détournement de deniers publics am na fa beneen détournement de deniers publics bu fa am mooy que secrétaire municipal ba nga xam ne moo nekk ca mairie ba day fayee foofa day def ay décharge di fay xaalis ca mairie ba day def ay décharge di fayee ko foofu kon donc dafa am ab trésor public boo nga xam ne dañ ko installé ci biir mairie ba di fay ak di fayee ko ñu seet ne loolu bokkul ak li nga xam ne moom la ñu xaatimoon ca acte 3 de la décentralisation. kon donc ñoom ñu ngay jalgati yoon ñu ngay sàcc suñu moomeel ñu ngay sàcc suñu alal loolu moo xew Sandiara joxe nañ ay 200 hectares ay marocain pour poulailler loolu gis nañ ko fi te loolu poulailler 200 loolu xam nga ne loolu dalul xel loolu dafa tey xel maire bi ci boppam dagal na boppam juróom fukki hectares ñuy xool ne chaque fois ñu ngi koy invité ci télévision yi muy wax plan Sandiara émergent nii man def naa lii mais lu muy wax ci télé yi ak la nga xam ne moo xew Sandiara ñaar lañu lu wute la Sandiara gu muy wax lu Sandiara gu nga xam ne moom la ñuy dund leneen li ca tegu mooy ñu ngi woo président de la république président Macky Sall nañu organiser ay élections maire yi nga xam ne ña nga foofu da def naka su dul noonu ñu jëlee leen fa bu fekkee ne mën nañoo organiser élection ngir yàlla nañu tegal ay délégation spéciale parce que bu ñu naree continuer nii suuf si dina jeex ñu ngay caxatee suuf sa di ko jox ñu leen neex di ko jox seeni bopp kon donc loolu moo xew Sandiara loolu la ñuy ñaan pour que nit nguur gi dimbali ñu ci président de la République dimbali ñu ci te ñu yembale ñëpp parce que ñun ñëpp doomu Sénégal ñun ñëpp Macky Sall moo ñu yilif kon donc nañu yemale ñëpp même bu fekkee ne moom ministre conseil Macky Sall li ñu ko war a càmbar pour xool lu muy doxal ndax jaar na yoonam jaaru yoon
parce que ñëw di wax rek ci télévision yomb na waaye boo demee Sandiara tey xam xool li xew ci àll ba dem interroger village waaye am ñaar fukki village ak ñaar ak juróom-ñaari amoo yu fa nekk ñoom ñëpp dañoo impacté ñoom ñëpp am problème ak maire bi kon donc nañu xoolaat bu baax li ñuy def loolu daal moo xew Sandiara te ñuy ñaan yàlla loolu gaaw faa jóge ay jege ñaale moom docteur Serigne Gueye Diop maire bu Sandiara jàpp nañu kon kàddu yooyu waxi bañal la ba tax nee nañu kon li leer dëgg nag mooy maire bi la mu def yëpp ci yoon la ko teg waaye tamit yokk nañ ci ni li nga xam ne kon moom la def ngir jaay koppar yi ngir jaay kon li nga xam ne mooy suuf si koppar yooyu yëpp da ko fas yéene dugalaat ci dëkk bu ko defee askan wi rawatina ndaw yi mën a am ab xëy ñu teewlu kenn ci ñoom Malick Gueye conseil municipal la ba noppi de nekk jege ñaale Serigne Gueye Diop maire bu Sandiara. Nous avons pris waaw xam nga accusation yooyu di ko wax sax mooy waxi ku ñàkk a xam wala ku bëgg a naxasal xelu nit ñi waaw ndax ku ne xam na attribution terre ni muy demee ci collectivité locale wala collectivité territoriale bu nekk la mairie moo am prérogative attribuer terre à des tiers les terres du domaine loolu loi moo ko consacré mais les terres du domaine dañuy wax ne sont inaliénables mairie Sandiara defuñu délibération di séddoo suuf bi entre les conseillers wala ñu koy séddale ay militants et pourtant loolu la fa mairie Sandiara fekk waaw te mënoon nañ ko continuer te du am benn coow li ñu def délibération mooy teg ay projet de développement projet yoo xamante ni dina tax waa Sandiara yi am liggéey Sandiara naat te loolu nag yaakaar naa ni boo jëlee exemple mel ni zone économique spéciale mais li ñu fa def loolu la ñu ngi attribuer ay terres à des usines yooyu ñu ngi installé wu di jël ay waa Sandiara ñuy liggéey boo laajee waa Sandiara ñi fay liggéey di fa tedd di fa am seen dignité yaakaar naa ni leneen. doonub ndargeej état bu Sénégal xewemteefam mooy samp fa lu toll ci 2 junniy kër loolu nag dugg ci programme bi nga xam ne état bu Sénégal amee na ko yéene daal di ko samp ci réewum Sénégal gépp lu toll na ci 100 junniy dëkkuwaay loolee nag jëwriñ gu ñu ko dénk Abdou Karim Fofana moo ko daal di xamle ma nga woon ca dëkk boobee di ndargeej ñu ànd ci leeral ak Mamadou Aliou Signon Ale Thiam. fexe ba Sénégalais yi jot ci ay dëkkuwaay loolee mooy mbébétu programme bi di 100 000 logements te état bu Sénégal taxawal ko. ci Ndar lu ëpp juróom benn junne doomu aadama projet bi yitteel na leen projet bi nag am na ay sites yu mu tàmbali di aménager ci Ngalel ak ci Gandon. nag ci région de Saint-Louis gis nañ ne juróom benn junni ak juróomi téeméer bindu nañ fi juróomi junni ak juróomi téeméer yi ñoom département de Saint-Louis lañ bindu foofu lañu laaj am na juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk yoo xamante ne Dagana lañ bindu ci département de Dagana ci Waalo. am na tamit ñeenti téeméer ak juróom fukk yoo xam ne département de Podor lañ bindu. programme 100 000 logements mi ngi am ci gungeeg kuréel gi ñuy wax fonds de l'habitat social. ak état du Sénégal naka la leen di jàppale mooy fonds de l'habitat social di coppite bu bees boo xam ne président de la république da ko andi ne képp koo xamante ne da nga yor programme boo xam ne da nga see bàyyi lu bëri mu jëm ci ñi nga xamante ne mën na am seen am soriwul bëriwul. mu ne ku ci tabax ku ne promoteur ba danañ la jàppale ci réseau primaire yi. su weesoo Dakar Thiès Mbour ak Ndar programme bi gouvernement bi fas yéene na ko wéyal ci mbooleem diwaan yi nekk ci biir réew mi. moom laa la si ñoom Ale Thiam jërëjëf tiis dal ci ëttu tasukar xabaar yi ci Sénégal Kader Diop moo daal di faatu ndiki tey ji ci suba moom nag nekkoon na ci kuréel bi ñu dippee CORED ba noppi nekkoon itam koo xam ne sénégalais yëpp amoon nañu kon xel mu dal ci moom waaye tamit li rafetlu liggéey bi nga xam ne def na ko fii ci réew mi laal ko nag ci yar ak teggin ginnaaw gi nag moom jot na liggéey fële ca agence France Presse ci ay at yu bëri Sénégal gi ak ñi nga xam ne kon ñooy ëtt tasukaay xabaar yi kon yëpp ngéem ñu koy jàllee mbokkam di ñaanal ko buur bi xare ko aljana ma la koy junj itam lu jëm nag ci ñetti nit ñoo daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw accident bi am ni ki démb ca Yoff loolu nag ab camion kon moo daal di saaraani ba daal di leen faat loolee lépp nag am na ñeneen ñoo xamante ne nii am nañ ci gaañu ñi faatu nag ñaari tout tànk la ak kenn koo xam ne marchand ambulant la ñu teew ñuy leeral lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta bu commandant groupement d'incendie SAP ak secours numéro 1 ay kàddoom ci micro Aline Diouf. benn camion bu doon transporter béton moo dérapé ay environ distance 500 mètres
gisee 500 bu muy dérapé nag am na ku mu njëkk a mbëkk benn marchand ambulant woon bu doon daan dooleem moom la njëkk a mbëkk à environ 300 mètres donc moom mooy première victime bi moom dafa mujj décédé si saa si après nag bu muy ñëw aussi mu yóbbaale mbëkkaale benn taxi bi nag dafa yeboon ay nit malheureusement dafa ñëw ba fii camion bi yéeg ci kaw taxi bi malheureusement aussi amoon na ay xale yu ndaw donc xale yi ñoom ngeen gis ni ci opération yi lañ nekkoon parce que taxi bi moom soo ko xoolee bu baax kenn mënatu ko xàmmee donc il a fallu que ñi woote suñu moyens lourds yi ñëw soo leen xoolee am na oto mooy suñu unité yu bees yi sauvetage déblaiement ñoom ñoo ñëw pour yëkkati amaat na yeneen aussi nga xam ne pour dagg toolu taxi bi parce que oto bi quand même mboxooñe woon na complètement te nit ñaa ngi woon ci biir donc fallait ñu def ci tuuti sutura ñëw wër ak comme ça nit ñi bañ a mën a seetaan ambulance yi ñëw nañ ñu évacuer d'abord les blessés graves ak les blessés légers lañ njëkk def ak deuxième pàcc bi moom mooy bu gënoon diis bi moo taxoon oto yi ñëw bu ñu ñëwee yëkkati nañ camion bi dégagé nañ taxi bi après ñu mën a découper génnee yenn corps sans vie yu desoon ñoom lañu évacuer noonu 8 personnes 8 victimes dont ñett ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. njëgu mburu mi ci Sénégal boobu mayul dina yokk ñoom boulanger yi ñoo ko daal di xamle ci seen jënoog taskatu xabaar yi ni ki démb Amadou Gueye ak naataangoom di naqarlu pëccxoo bi am seen secteur waaye itam nga leen ñàkk jàppale te nag jàpp nañu état bu Sénégal foofu ñu sugub ci yoxoom ngir yooyu mën a am saafara ñoom itamit nee nañu kon dañoo becc seen maire ci kaw waa Sénélec ak waa Sen'Eau ginnaaw jafe-jafe yi leen juróo seen liggéey ñu teewli kàddoom moom Amadou Gueye mu jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal ay kàddoom ci micro Oumou Kalsoum Ba. dañoo def benn décret boo xam ni président de la République moo ko signé mooy décret 2277 30 décembre 2019 ñu jàppoon ni rek loolu li ko waral mooy dafa am jafe-jafe boulangerie depuis ay années loolu taxoon 2019 bi ak 2020 bi yëpp ñu nekkoon ci waxtaan entre gouvernement bi ak boulanger yi léegi nag loolu ba mu sottee fa le président si lu gaaw mu signé ñu benn décret ni kat mooy décret bi mu mujjee signé si jour 30 décembre décret boobu nag dafa undu lépp luy saafara suñu jafe-jafe si boulangerie ci Sénégal loolu application bi kenn defu ko maanaam réglementation bi kenn defu ko tey bu ngeen gisee boutique yëpp ngi jaay mburu loolu ñëpp xam ngeen ko te yoon aaye na ko libre mburu pousse ni jël sac jël moto lu leen neex def léegi ñu leen di xool di leen gis loolu mën naa continuer mënul continuer donc pour loolu ñu ni kon nañ jàpp ni kon daal ñun taxaw nañu pour mener une guerre un combat ay mag nag du ñu liggéey ba fii ay nit jàpp ni du dal duñ ko nangu lu ñu mën nag dañ ko def. dem ca Tambacounda ab kuréel moo fa daal di sampé dippe seen bopp collectif régional des producteurs de banane maanaam kon si wàllu banane ak yu ni mel la ñuy daal di yëngu ñoom nag ñu ngi daal di taxaw temm ne nag la ñu bëgg daal mooy njiitu réew Macky Sall xemem teefam mooy ñu daal di am li ñu dippee autosuffisance en banane fii ak atub 2026 nee nañu nag waaye projet bi boobu mooy nag ay gàllankoor dina ci am te nag lu ji njàkk société bi di juboo ñoom ñoo waral coow li ba tax ñu ne na ci njiitu réew mi dugal loxoom bu dee bëgg na li mu xamem teef ci Sénégal daal di antu kenn ci ñoom Adama Ndaw moom moo jiite bile collectif ñu teewli kàddoom ci micro Ousseynou Sow. dañu première attribution bi ñu njëkk a def dafa am koo xam ne société boo xam ne du ñu tudd turam mu def recours ñu defaat deuxième mu defaat recours bii mooy troisième ñu def recours ñun nag sonn nañ parce que 500 hectares tey boo ko dee xayma dina jël 2000 emplois 2000 emplois defe naa ne suñu rakk yeeg suñu doom yi ñu ngi fii toog di xaar ba léegi mënuñu dem te loolu vraiment am na ci ñoo xam ne ku xam commune Missirah nekk na zone boo xam ne forte immigration la. ñoo xam ne immigration clandestine ñii di dugg bateau yi ñoom ñëpp duñ toog pour xaar loolu donc ci wàllu importation banane tey 18000 tonnes lañ doon importer mu nekk valeur boo xam ne 4 milliards la yoo xam ne day génn dem ci beneen réew te loolu xaj na Sénégal bu toogee ñun am na xale yu ko mën a jëriñ donc mu nekk loo xam ne tey ki nga xam ne moom la ñu interpeller directement mooy monsieur le président de la République waxuñoo ministre waxuñoo keneen mais président yow ci sa bopp yow la ñuy wax. nga régler problème bi ni mu gën a gaawee parce que xam nañ ne tey volonté bu mat nga am ba di ñu aménager 500 hectares. seen producteurs yi génie militaire ñëw na
ba défricher tool yi nga xam ne 500 hectares yi moom la war a jël. affaire matière organique bi lancé nañ kii bi ba jox nañ ñi nga xam ne ñoo ko war a yelloo muy SEDAP muy éléphant vert ak muy groupe Yelitaare ñooñu ñoo gañ a marché bi ba yaakaar naa ne même SEDAP sax commencé na def mise en place matière organique bi am na ci yenn producteurs yi ñoo xam ne commencé ngeen jot seen engrais mais li nga xam ne mooy gàllankoor bi mooy tey dañu am ci wàllu matière ci matériel d'irrigation bi parce que dafa laaj tamit ñu installer ay motopompe ak système d'irrigation ay câble V ak station de conditionnement. laata tabaski ci Sénégal waaye nag foofu ñu daal di méngoo suñu bopp mën a nag fexe ba lépp loo xamante ne daal matuwaay yu jël ko ak mbas mi ci Sénégal leneen loo xamante ni kon doon na jafe-jafe ci kaw askan bi mooy lii di ñàkkub karange ndax agresseur yeeg ak càcc gi jalaa ñoo lépp ci biir réew mi loolu nag tax bu ne ku ne kon na ci jël ay matuwaayam ngir mën a mucc ci loolee ñu ànd ci leeral ak reportage bu Boubacar Dieng. su fekkee ni tabaski julliti Sénégal yépp ñoo ko yàkkamti bile période itam dafa nekk waxtu woo xam ne sàcc gi naka noonu agression yi dafay bari li la sax jur ñàkkum karange at mu jot nag waaye takk der yi di gis ni yile xeetu ñaawteef dañuy gën di yokku client yi di dépenser lu ëpp que li ñu doon def at bu jot. jeune population bi dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg lu yomb daal xam nga au lieu que maanaam ñu dem daan seen doole am maa xam lu ñu suturloo quoi. mais il préfère xam nga nekk ay bandi xam nga parce que loolu lañ gis ne moo gën a yomb si ñoom quoi xam nga te système maanaam Sénégal léegi ñuy dundee dafa xaw a métti te boo liggéeyul mënoo ci génn quoi si sama gis-gis voilà loolu moo waral tax xam nga agression yu bëri xam nga parce que dëkk bi dafa wow quoi. bi nga xamee ni nag couvre-feu bi dindi nañ ko ba léegi waaye takk der yi di xeex ngir ñàkkum kaaraange jóg ci réew mi si noonu sax woto yu bari jot nañ leen taxawal wante nag si gis-gisu askan yi. ku si nekk dafa war a dugal loxoom si xeex bi. voilà le conseil que je peux donner. jàppale bu baax suñu kilifa yi ni ñu leen mën a jàppale moo di ñi nga xam ne ñoo dëng te nekk suñu biir ñu joxañ leen ba ñëpp xam leen loolu nag rek la ñu mën a def ngir wàññi ñàkk kaaraange gi am si réew mi. diminuer beaucoup le banditisme. bi nga xamee ni nag couvre-feu amoon na si réew mi nit ñi nga xam ne ñu leen di rey wala ñu leen di agressé wàññeeku woon na bu baax lii tax askan wi. di sàkkuwaat ci njiitum réew mi mu delloo si xeetu kaaraange gu ni mel ndaxte waxtu woowu lépp jaaroon na yoon. Boubacar Dieng jërëjëf juróom ci njiitu réew bootu ci kuréel bi di CEDEAO ñu leen di xaar ni ki tey ca réewum Mali ngir dox tànk jàmm ginnaaw coow la fa daal di am ñoom nag ne danañu dajeek pàcc wu ne ci dëkk ba ngir rek fexe ba tension maanaam fitna gi jolli ci dëkk ba mën a daal di ànd ak dal ngi waaye itam saafara gu yaatu am ci dëkk ba. pàcc gu mujj ci xabaar yi mbokk yi li ci yëgle kaay yi. mbaa yéen a nga ca benn camion moo daw ba saraani ca Yoff rey fa ñaari nit benn marchand ambulant ak ñaari tuut tànk yu bokk ndey ak baay la tur bi nag camion bi amul frein seetal loolu vox populi nañu benn camion bu amul frein moo saraani téere ji ca wetu centre aéré BCEAO ca Yoff fa saasa la faate ñetti nit ay mag ak rak yu nekkoon ci benn taxi ñetteel bi marchand ambulant la yéeglekaay bi ne camion bi ki musibaam yemul foofu ndax yeneen juróomi nit am na ci ay gaañu-gaañu doy waar kenn ma ngi ci diggante dund ak dee last ne benn camion moo dérapé faat benn waay ak ñaari tuut tànk ba noppi fàkk abu yoon bi maanaam ci ko dafa daw les échos ni ñu bëri nag am na ñuy gaañu-gaañu tar ci bile accident am démba ca Yoff ñaari tuut tànk ñoo ci ñàkk seen bakkan kenn ki Mama Yane Gueye la tudd ka ca des Mohamed Gueye te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk ndey ak baay seen yaay nag yëglekaay bi nañu ba léegi nii kenn mënu koo téye ndax ma nga jooy ba tey te noppeekul yëglekaay bi ne Mama Yane Gueye ak Mohamed Gueye tey lañ leen di jëbal seen borom ngànnaay yi tegoon yoxo ca dëkk ba tey ba Touba Mbacké di Saliou Thiam ak Cheikh Lo ñoo xëy tey wax lu tànk jër ci xët bu njëkk Libération ginnaaw ba leen enquête kat yi dégloo nee nañu nag ay kilifa diine nekk ca Touba ca Daaru Musti ca Ndakaaru ca Jurbel ak ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar ñoo nekk seen ginnaaw ñoo leen di jox ay gànnaay yu ñuy jaay wala yu yàqu ba noppi ñu koy defaraat te ñoom ñaari ñëpp di Saliou Thiam ak Cheikh Lo nee nañu bu enquête kat yi bëggee mën leen jox turu nit yi nekk seen gannaaw Cheikh Lo ci Libération ne ñi koy jox gànnaay yi yëpp ay kilifa lañu te ñoom ñëpp ci Ndakaaru capitale bu Sénégal lañu dëkk source a ni mbirum gànnaay ca Touba ay kilifa dina ñoo nekk ci ginnaaw coow li coowal suufi jolli ci réew mi jeexagul les économies 55 hectares lañu jël ca forêt classée ca Bandia ndi ay dëkk waayu état bu Sénégal lañ ko bëgg a def ca Kañabour ca Casamance 90 hectares lañu jox Maysa Ngom
70 hectares ñu jox ko Idi Thiam 110 hectares ñu jox ko benn promoteur boo xam ne espagnol la yëglekaay bi yamu ca ndaxte nee na lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaari hectares la ñu jox Charles Haddad ca Kignanbour 2 yëglekaay bi ne li gën a doy waar ci mbir yi ay conseils municipaux yoo xam ne démb juróomi dërëm yu jëndee café wala cigarette lañ doon ñaanaatu tey ji nag ñooy buuri ko bu mu ci suuf si yor looleeg loolu doon tey ay borom barke ci réewum Sénégal Walfadjri rek laas ni mburu mi ci réew mi boo moy danañ ko yokk ndax Amadou Gueye ak i gaayam nee nañu nag dañoo sonn dañoo tay te nag dara warulu ko lu dul pëccëxoo gi am seen secteur te ñu ngi sàkku ci état bu Sénégal mu taxul leen ci lu ko mooy nag lambaay dina ñaaw ñoom nag nee nañu mbas mi ci réew mi ak jafe-jafe yu mu leen teg foo ko natt weesu na ko lii tax ba ñu ne njëgu mburu bi nag danañ ko jëlee fanweer yóbbu ko ba ñeent fukk Le Témoin ak Sud Quotidien ki daj coono dëgg ci miim réew weesu njiitu réew Macky Sall Le Témoin ne moom njiitu réew Macky Sall jamono ji nag ci géeju jafe-jafe lay dund ginnaaw mbas mi ci réew mi coowal suufi jol ci réew mi ak coowal IGE lépp lalu ci kawam Sud Quotidien ne juróomi atam yi moom njiitu réew Macky Sall ci bopp réew mi du sedd mukk ci kawam li dul sedd kay ci réew mi mooy mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal moo tax njiitu réew Macky Sall ci Soleil national ni bàyyeeku bi nga xam ne moo am ci askan wi nag faaw mu dakk xeex bu nu sumboon sunu diggante Covid-19 tey la war a gën a tar Le Quotidien ne en tout cas daal tar yi ci mbas mi foo ko natt weesu na ko ba tax nag lépp liy mesures yi nga xam ne jël nañ ko ngir xeex mbas mi ci réew mi moo juróoli jafe-jafe nappkat yeeg ñi yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi ci Sénégal ndaxte nee nañu lépp loo xam ne seenum koppar la te ñu yaakaar ko ngir dundal seenum njaboot jamono ji ay jafe-jafe dëgg la leen jural te mbiri nag bu dee saafara amu ci kenn du leen gën a doon wala kaana ci Sénégal réewum Sénégal juróom-ñeenti junniy nit ñoo corona ci Sénégal te niki démb source a nenu téeméer ak fanweer juróom-benn nit ñoo corona yees ñett nit ñàkk seen bakkan yóbbu lim gi ba téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fanweer ak juróom-ñeent nekk ci diggante dund ak dee source a ne mbas mi ci réew mi musiba dëgg nag la ñu namal jural bu dee soppi wuñu suñuy doxalin Sadio Mané doomi Bambali gi doomi Sénégal gi mooy champion Angleterre te niki démb la ko doon ginnaaw ndam lu rëy lu ñu am ñu bàkku jëm ci làmb ji suñu làmb yëglekaay bi nenu Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Eumeu Sène B52 Garga Mbossé Sa Thiès Tapha Tine Boy Niang 2 yooyu combat yëpp taxaw na te ba léegi dërëm duggul maanaam ci kaw gàttal kenn ci mbëri jotagul sab avance ñu avancé yokk suñu jéego dem ci la tribune yëglekaay groupe des médias bi ni musiba dëgg nag moom ca Kër Massar ndax benn dal moo wàcc ci kaw benn soxna boo xam ne daa war na lor ca saa si ci la ndaw si nga xam ne daa ëmban ba diis ñàkk ba kenam mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokk yi loolee la fa laajoo xabaaru njolloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu ca àndee fii ak boobu ngeen woy duñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf